nga xamee ne mun nañ daje fi pour xaatim benn lëkkaloo ci diggante ASPT ak AIBD ngir ñu ànd fexe ba nga xam ne dinañ mën a promouvoir destination Sénégal ba pare fexe ba nga xam ne soo yegsee ci aéroport Sénégal yépp dina am xar kanam bu mucc ayib waaye bu niroog li nga xam ne mooy dëkku teraanga bi ñu doon dañoo daje fii mu doon bànneex ci ñun ñëpp ngir signer li nga xam ne mooy convention bi marqué benn étape bu importante ci promotion destination Sénégal. waaw ñi ngi koy xaatim nag fekk ñu toll ci digg relance su tourisme nga xam ne relance su activité tourisme yi ak transport aérien jotoon nañ gàllankoor ndax li nga xam ne mooy mbas yi nga xam ne dal nañu waaye dal na àddina bi yëpp te jiitu ci ñi mu dal mooy ñi nga xam ne mooy ñi yëngu ci tourisme ak li ko wër. tourisme ak li ko wër nag mooy tourisme ak transport aérien doon ay secteurs yoo xam ne ñoom la reprise économique bi gën a concerné booy xool loolu nag PAP 2A le plan Sénégal émergent ajusté accéléré nga xam ne mooy gis-gisu président de la République buy soxali koom-koomu réew mi daf ko jëloon en compte. le tourisme secteur bu am solo la ndax contribution PIB moo nekk deuxième source de devise bi nga xam ne mooy contribuer au PIB national. loolu taxoon na bu président de la République ci digg crise bi mu def ci ay efforts yu bëri ngir jàppale secteur du tourisme jaarale ko ci crédit hôtelier jaarale ko aussi sur des mesures d'accompagnement des entreprises yu nekk en difficulté ba nga xam ne fexe nañ ba kenn du licencier ñi nga xam ne ñooy sénégalais. AIBD ak ASPT nag dañoo bokk li nga xam ne mooy destination Sénégal ndax képp ku jël roppalaan ci àddina bi rek wóor nañu ne ci ay jëm ci bépp fu nga jëm Sénégal wóor nañu ne roppalaan ngay jël te ci aéroport ay international Blaise Diagne ngay jaar. kon nag lépp luy promotion destination Sénégal yoon la ñu ànd ci lëkkaloo ci fexe ba liggéey ci liggéey boo xam ne dina ñëwal suñu réew ci wàllu destination touristique. ASPT moo yor promotion bi dëgg la waaye AIBD mooy plateforme aéroportuaire bi nga xam ne fii la képp kuy ñëw Sénégal comme touriste di jaar. complémentarité boobu la mooy maanaam ànd boo xam ne day ñoom moo waral ñu war a mën a ànd ci liggéey bi. ma sant ci loolu nag directeur général ASPT sant ci directeur promotion touristique bi fi taxawal ministère bi waaye it sant ci ki nga xam ne mooy Askin Demir bi nga xam ne moo jiite li nga xam ne mooy l'AS des sociétés d'exploitation bi nekk ci aéroport. waaye dañoo war a aussi remarquer liggéey bi nga xam ne directeur général AIBD def na muy liggéey bu rafet bu mucc ayib bu yombal li nga xam ne mooy liggéeyu acteurs yi nekk autour du tourisme mais aussi du transport aérien ñu ngi ko ci féliciter di ko encourager pour l'excellent travail bi nga xam ne ñu ngi ko porté pour matérialiser la stratégie du hub aérien portée par le président de la République. loolu nag bi ñu ko waxee ba pare xanaa ñu fàttali rek ne war nañ mën a mobiliser acteurs chaîne de valeur bi yëpp ñu ànd ci liggéey bi lëkkaloo te suñ ko defee wóor nañu ne dinañ ci am ndam lu rëy ñu di ko def nag ci jamono joo xam ne ñu ngi tijjiwaat frontières yi suñuy tijji frontières yi ñëpp ñu nekk ci aéroport yi yaa xam quel que soit niveau d'intervention bi war nañ natt li nga xam ne mooy particularité situation bi nga xam ne destination yi ñu ngi tijji mais ñu ngi tijji en étant des destinations concurrentes ku nekk di xool la gën a rafet ci sa askan la gën a rafet ci sa cosaan ak sa aada ak na nga mën a def ba ci jaaru touriste bi dugg ci réew mi bu mu am dara lu ko soofantal li nga xam ne mooy dàkkantal bi ñu dàkkantal muy réewu teranga ñu jëmmal ko ci biir aéroport bi ci jaaru aéroport bi ba nga xam ne soo yegsee xam ne ñëw nga ci réewu jàmm ñëw nga ci réewu dal ñëw nga ci réewu teranga. lii daal moo doon solo si waxtaan bi di am yaakaar bu rëy monsieur le directeur général ci lëkkaloo bi ñu lëkkaloo ne dina soppi li nga xam ne mooy accès à l'information bi li nga xam ne mooy noonu la ñuy dalale jàmm ñi nga xam ne ñooy gan ñi ñu leen woowee touriste ñëw ci réew mi
ni nga xam ne aussi ci aéroport Sénégal yëpp ku fa dugal suñu lëkkaloo dina fexe ba nga xam ne soo ñëwee suñu cosaan ak suñu aada dina la dalal ci anam boobu gën a rafete information boo soxla ñu jox la ko te doo nekk benn yoon ci benn fitna wala ngay xalaat ne liñ la dalalee rafet. ñu am si mbégte bu am sol bu rëy tey ñu teew fi tey di lëkkaloo boo xam ne AIBD SA moo ñëw dolli si lëkkaloo bu ASPT defoon ak CLAS depuis 2018 dolli ko si pour gën ko dëgëral pour tey nii yëg ngeen ni président de la République si plan Sénégal émergent bu mu teg pour muy yoonu suñu suqali suñu réew mi yoon boobu mu jël tourisme jël transport aérien am si pàcc bu am solo bu mën a tax réew mi li ñu koy waxee réew mi mu am fi yokkute bu am solo donc convention bi si yoon boobu lay jëmmal surtout que gis ngeen temps yi président de la République validé na lu ñuy wax stratégie hub aérien sous régional hub aérien ak touristique mooy suñu dëkk suñu xaymayee touristes yu fiy ñëw wala ñoo xam ne ñooy jaar ci aéroport yi war na nekk ñun ñoo war a jiitu ci yeneen dëkk yu nekk fii yëpp Afrique de l'Ouest te loolu tey nii convention bii nii dafa ñëw jëmmal loolu dëggal ko pour mën a yegg fu ñu war a mën a réaliser ambition président de la République boobu ñu def ko nag tey bés boo xam ne beneen mbir moo xewoon tey si suba si gis ngeen ko tey nii ñu nekk ma signé président mu def mutation lu muy wax booloo mu boole aéroport yi yëpp nekk benn moo AIBD di ko gérer nga xam ne lu ñu fiy signé tey valable na fii si aéroport tey nii Blaise Diagne mais valable na aussi si aéroport Sénégal yi yëpp tey donc jaratul muy dem di signé waat keneen xam nga loolu rek wane na ni tey lu muy wax gis-gis bu rafet bu président de la République di doxal bu mu am pour doxal réew mi donc tey nii ñu ñëw fi tey di signé fii convention bu mag boobu parce que suñu waxee dañu bëgg a nekk dañu bëgg a jiitu si passager ñoo xam ne ñooy ñëw gan yuy ñëw fii si aéroport yu Sénégal yi mun ñu ko def te tourisme amul doole parce que si dëkki àdduna bi yëpp gis nañu ni passager yuy gën a ñëw suñ ko xaymayee ñuy ñëw pour ñëw tourisme moo xam ne dañuy ñëw seet visiter sa dëkk ñeneen ñi dañuy ñëw pour liggéey ñeneen pour leneen mais ñu ñëw ëpp si passager donc ñun mënuñu wax dañu am ambition te duñ si boole jëmmal dooleel ñu kuréel yoo xam ne ñoom ñooy yor touriste boobu te ñoom ñooy am liggéey bu mag boobu te liggéey bu mag boobu muy liggéey développement touristique ASPT nga xam ne Pape Mao moo ko yor am na ñu ngi siy liggéey bu am solo te gis ngeen ni si léegi nu ñuy tabaxee aéroport soo gisee fii bi aéroport nu ñu ko tabaxee sax di nga xam ni suñ si xalaatoon tourisme bu baax dina doon gën a beneen jëmm la doon am léegi nag président de la République mu ne jëmm aéroport yu bees yu ñuy tabax dañuy jëmmal tourisme dañu xam ne fii suñu ñëwee rek dañu xam ni ñi ngi jëmmal tourisme te loolu moom mu am si lu solo bu baax mu am si pàcc bu baax may wax ni bu ñu doon tegal président de la République bi bu mu ko doon wax dañuy gis da ngay ñëw Sénégal di nga ñëw wàcc aéroport suñ la wonu loolu drapeau Sénégal wala gisuloo kuy làkk olof wala gisoo Sénégal mën nga ñëw ba génn doo xam ni Sénégal nga nekk si suñu aéroport da ngay mën nañu changer rek suñu changé woon drapeau yi ñu jël beneen drapeau da ngay defee ne boobu pays nga nekk donc loolu nag la ñu bëggatul mu am si suñu dëkk yi parce que loolu dafa am solo parce que porte d'entrée la ñu nekk kuy jóge bitim réew fii lay njëkk a gis suy génn tam aéroport lay mujjee am contact si dëkk bi donc foo xam ne fa ngay teer foofu lañ ngay tertuye ak sooy ñibbi foofu ngay tàggatoo dafa war a refléter lu ñuy wax Sénégal lu ñuy wax suñu doxalin suñu Sénégal suñu jëmmal suñu teranga bu mag boobu donc loolu moo tax tey lëkkaloo bu ñuy lëkkaloo nii tey nii mu am solo trop.